mën nga duggaale sax comme yaa ngi doon suivre ay jaarale bi yooyu laay def damay pëtaxlu. waaw noonu baax ci xam nga fi nga xam ne jaar na fa ak moom xam nga nit ki nga xamante ne yow yaa ko fréquenté yaa ko xam. yéen a ànd yéen a traversé ay période kooku yaa mën a réellement seede ci moom. parce que le temps bi ngay passé ak sa ay collègues à la limite boobu temps lu ci ëpp duñu ko passé ak sunu ay njaboot donc ki nga xam ne moom nga liggéeyal ki nga xam ne jaar nga ak moom yenub jaar kooku bu la neexee am sañ-sañ ne wax ne man xam naa nit ki xam naa ko bokk ci diir gi ñu nekkee xam naa ko ci comportement xam naa ko ci jikko te jikko jooju la ñu mën a seedeel nit ginnaaw bu fi nekkatul donc lii Socé wax dafa gën a dal xel benn mais dafa gën a métti lu ci xol bi mooy ñu gën a am conscience ne ñàkk nañu une personne boo xamante ne amaana xëy na mënoon naa jëriñ réew mi ci leneen danoon na fi am njëriñ mënoon na fee gën a am taxawaay gu gën a yaatu mënoon na fi famille mënoon nañ ci gën a barkeelu xam nga mënoon nañ ci gën a profiter yeneen yu ni mel ñun ñëpp nag ay nit ñu gëm yàlla lañu quelle que soit religion bu ñu bokk ñu nekk musulman wala ñu nekk chrétien ak xeet bu mu mënti bokk ay nit ñu gëm yàlla lañu gëm nañu yàlla ci contexte bi nga xamante ne ni bu suñu borom joxee bu nanguwaatee dañu koy nangu mais nag bu loolu weesoo itam dafa am ay circonstances yoo xamante ne ni il va falloir que ñu expliquer ko mu leer et loolu amul lenn loo xamante ne dañ ko cee war a jiixi jaax xam nga aujourd'hui la position du roi Mancabou j'ai aimé cette position là parce que position bu responsable la position kilifa la buy wax ak njabootam te taxawaay boobu rek la mën a am mais nag boo liree lecture bi certes naam am na appel au calme bu mu ci def mais le message est très clair mooy ne jox leen ñu sunu koor benn ñu denc ko bu fekkente ne nii responsabilité bi dafa am fu mu féetee ñun dinañu ko xam te ku ne xam nañu itam ni la coutume Mancabou lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la te ki ñu jël ci ñoom nekkul nit koo xamante ne maanaam dañu koo soofantal wala dañ ko ñàkk wekk wala dañ ko ñàkk teg fenn bu weesoo loolu itam c'est-à-dire nit ñi ñoo soxla édifié wu ci mbir mu ni mel et il va falloir que ñoom ñu mën a indi toutes les réponses et des réponses satisfaisantes ci li nga xamante ne moom mooy li xew et que li xew mu bañ a amati quel que soit alpha parce que nit wax nañ ko fii keroog buñ ko xësee ba yóbbu ci garde à vue c'est-à-dire sécurité ak leneen lu ci wàllu loolu responsabilité ñi ko fa yóbbu la kooku moo war a gën a am sécurité sax ki circuler ak di dox ci mbedd bi parce que situation mu ni mel moo tax bu fekkente ne yegg nañu ci yëf yi les gens vont se poser beaucoup de questions ku jógee këram te delluwaatul këram ci melokaan bi nga xamante ne moom la ñëpp bëgg moom la ñëpp taamu doonul li nga xamante ne loolu mooy dëgg te loolu mooy yoon et may gën a woo ñi nga xamante ne ñoom ñooy surtout les organisations des droits de l'homme autre ci li nga xamante ne taxawaay bi ñu am nii ñu gën ko taxawal gën ko insister et la justice également puisse apporter des éclaircissements yu mën a dalal xelu nit ñi ci conditions yi nga xam ne parce que dans tous les cas xam nga li gën a metti Pa Assane Socé Nabucor mooy lan mooy nga nekk ci am réew moo xamante ne ni bu ñu la indilee ay explication ci wàllum justice sax ba tey yow du dal sa xel da lay siiki saak une relation de confiance bi nga xamante ne rompre nañ loolu c'est extrêmement grave parce que nit ñi dañu war a mën a am foi en la justice foi en ces hommes yi nga xamante ne ñoom ñoo représenter en réalité la justice mooy ñu wax dara li ñu wax mu bañ a am ay sikki sàkk ñu ne kon d'accord nii la demee mais wax mbir mu ni mel ba pare su ko defee nit ñi am njortu ne xëy na amaana jaarewul foofu loolu rek problématique la boo xamante ne problème bu sérieux la bu ay nit war a régler te loolu nag lii tax ñu régler ko mooy dans cette affaire là et j'ai entendu Socé dire une chose c'est-à-dire que ndeysaan Mancabou il a déjà payé le prix sans pour autant savoir en fait li mu fay njëg li mu fay njëgu lan la il en a payé au prix de sa vie que ça soit que moom moo ko def wala leneen moo ko sabab mais dans tous les cas ñàkk na ba kenam ci lu ñu koy jiiñ loo xamante ne il n'est pas sûr que moom moo ko def parce que ci période enquête la ñu nekk et bu ko deful woon itam terewul ñàkk na ci bakkanam ba noppi njabootam ñàkk nañu askan ñàkk nañu famille ñàkk nañu donc loolu bakkanu doomu aadama nekkul loo xamante ne lu nit war a caaxaane ak lu nit war a foowee la dañu war a taxaw sur le respect des droits de toutes ces personnes là ak ñi nga xamante ne sax wax nga ko sànq maa ngi koy dégg ngay poser question wu li nga xamante ne moom mooy condition de détention yi ay nit ñoo xamante ne tëdd nañu kaso fu mu nekk nit te jugé gu ñu leen ay ati at bu ñu leen jugé sax fekk na ñoom seen peine tëdd nañu ko ba noppi léeg-léeg nga tëdd lu ëpp liñ la jugé oui et c'est très grave et du mujjee fenn
parce que y a cette lenteur là doo ko xam lu koy expliquer en réalité dëkk bi li fi nekk lu nit war a lijjanti ak lu nit war a wax dafa bari man nag lenn moom sama xel dal na ci ba ma déggee ñi nga xamante ne ñoom ñooy monkaay ñii li ñu wax rek pour man lu jaroon na xeex sax ak lu jaroon na sot sax baax na parce que nit di nga dem ba laal foo xamante ne ni yow finalement dootoo am affaire ak benn nit boobu nga jàpp de population ethnie société ñooñu ñëpp nga amal affaire te ñooñu wallahi mat nañu tudd te mat nañu tabaski affaire bi sax dadul yëf yi ethnie parce que bu ñu fàttalikoo l'histoire de Yves Kamfani et de son père Marc Kamfani wala Yves Kamfani qui était militaire ñi jot a xam histoire boobu xam nañ ni rituelu Mankagne bu ñu ko xasee ba def ba noppi ñoom dinañ situer les responsabilités et nañu éviter sax di wax waxu ethnie ci dans cette affaire là affaire patriotisme la affaire réew la man la yow la parce que xamuloo ndax suba man mi yow mi may seetaan la wala man la wala keneen la et on a besoin d'y voir un peu plus clair ñu leeral ñu xam exactement lan mooy dëgg ak fan la dëgg féetee. mais yaa booy gis nga affaire ethnie bi mënut a ñàkk xam nga lu tax ñoom xeex bi dañ ko jël seen xeexum bopp la. xam nga loolu pour ñu mën ko éviter. c'est-à-dire lu benn nit moo koy moytu. système la boo xamante ne dañ koy teg de telle sorte que ku bëgg a jublu ci wàllu woowee sax système bi moo lay tere yow nga mën a am boobu xeetu orientation. Absolument. Est-ce que comprendre nga. Aujourd'hui dafa am koo xamante ne maanaam dañu ko laal mu bokk ci ñoom. ci condition yoo xamante ne ni ba tey leeragul ci bopp nit ñi. donc ñoom à tous les coups ku leen xam-xam ne dinañ def seen gëstu bopp. pour xam yëf yi fu mu tëddee yeneen yu ni mel. ñoom dañ koy def mais loolu munul tere képp koo xamante ne maanaam deretu Mankagne day daw ci sa yaram nga yëngatu absolument munu ko tere ala kulli al day metti comme je l'ai dit ici bi ñuy wax ci affaire du débat wu Sonko oui dafa wax ju ëpp bu mu demee Casamance ci ñi nga xam ma ne ko nag am na ñoo xam il faut ngeen comprendre ne nit ku nekk nit nga te tey jii ku laal sa xeet yow da nga koy yëg. absolument loolu c'est naturel. laal nañu la tey il faut nga yëg ko. après nag ñu door a oui généraliser pour dire que oui affaire de patriotisme affaire de dëkk affaire de justice. affaire de ñëpp war a yem au même pied d'égalité. affaire de on doit mettre les conditions qu'il faut mais mënuñu tere ñi nga xamante ne maanaam moom ak ñoom ñoo bokk xeet. ñoom li nga xamante ne moom mooy coow li ñoom ñu yëg ko. et au-delà de yëg ko ñu def ci taxawaay bi war. aussi oui très rapidement. pour vous conforter. dans cet élan sur cet élan-là. oui. fële sa Soudan les tribus yi xeex. xamal la ko indi. dirigeants yi xam nga fii Sénégal alhamdulilah on a un peuple qui réfléchit. on dit pas que les autres ne réfléchissent pas. mais en tout cas yàlla may nañu lenn le. am nañu des piliers yoo xam ni saa yi des régulateurs sociaux yu ñu dimbali si loolu. la preuve ku déglu le roi Mankagne kii di jàmm. bëgguma féewale nii féewaloo. et buñ ko def politique. bu ñu ko def il a eu politique un discours très responsable. ba pare ñooñu ay kilifa la. ay kilifa Sénégal yàlla moo nu baaxee fépp. nun kay noo mel sunu melokaanu bopp rek. yàlla jox nañu lépp dese sunu borom desalatuñu dara jox nañu ñiy organiser lépp daa am nag ña mel ni ñun ñoo bizarre. ñoo xam ne ñoom noo téye affaire bi di dëngal mbir mi. Soudan li ko taal ci tribu yi yow nga xam ne sunu maam Cheikh Maye Niass demoon na fa. am nu mu taxee ak ñoom nu am taalibe am nu mu doxalee. mais tribu yi nga xam ne jamono bu yàggul sax nii ñu ngi déggaat ñu ngi faa xeex xulil nguur gi moo leen di jaxase parce que looloo ko arrangé coow loolu di fa nekk nangam fii nag du fee yàlla dogal na ñun dañoo sëyante suñu biir xulil dañoo nekk benn c'est-à-dire fi mu ne nii boo laalee kii ci xeet da ngay jékki-jékki ñu ne la moo xeet bële la ñoo bokk wala kese des ñoo bokk ak keneen ak keneen. donc finalement nous sommes une famille unie. Et les Sénégalais l'ont compris l'histoire de François Mancabou. Moi j'ai vu des gens jël seen ay profil changer seen profil def François. Je suis François Mancabou. mais ça veut dire que tout le monde a mal dans cette histoire-là. et on a mal Idrissa Goudiaby tey la contre expertise bi. tey la corps bi di ñëw Dakar. Abdoulaye Alexis Diatta c'est-à-dire il y a tellement de personnes qu'on a massacrées comme ça dans ce pays-là tranquillement et ça fait hyper mal. donc faw nag léegi nag malheureusement nag boo kaa wax ni waa nguur gi naan bu leen politiser affaire bi. après yow bu dee ka mel ni man nag sama dégg-dégg bopp ak samay limite dama naan waaye yéen ñii danoo kat a kay wala danoo mel naka su dul noonu. et ay bakkan yooyu ñàkk te yéen a organisé wu dans le sens où mbir mi fa mu tàmbalee mooy ñu jël nit ne ko rapté
soo see à parler des mandats de dépôt ak détention provisoire yu yàgg yi. mais li gën a garaaw du loolu li gën a garaaw mooy dañuy jàpp nit ne dañuy enquête mais une presse wala des presses je ne sais pas comment les appeler jël nit bi chargé ka pour que ñun la population ñu ne diw def na te enquête ba jàllagul jeexagul c'est-à-dire que dans les médias vous êtes incriminé condamné embrigadé. loolu moo injuste. te loolu yëpp organisation moo kaa def. ba nga xam ni politiciens yi les acteurs politiques là yi diriger sunu dëkk yi. ñooñu ñooy sunu mal. ci presse boobu nga wax fa laay duggee dem ci suñu beneen ponk le microphone de la RTS écarté Ousmane Sonko s'octroie le buzz une fois de plus li ci